ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor. ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne di Sénégal Actu TV. bismillah ñu jukki leen xibaar yi nga xamante ni moom moo jugee fële ci tribunal ci rek cas boobu nga xamante ni doon nañ leen ko toppal boobu ba tey muy lan mbirum xale yi nga xamante ni ñoom la ñu jàppoon fële ca résidence Zeyna ak fële ca cité kër góor gi ñu tolloon ci fukk ak benn ci seen biir am na ñaar ñi nga xamante ni daanaka ay mag lañu ndax ñoom ñooy gérer yi nga xamante ni moom mooy résidence yi ñu leen tuddal sànq ci biir tamit am na ay ñoo xamante ni ay xale lañu bu ñu ne xale ñi nga xamante ni seeni at weesoogul fukki at ak juróom. juge des flagrants délits bi nga xamante ni moom moo nekk fële sa tribunal bu ndakaaru daal dina say addu daal di joxe nag ndogalam ki nga xamante ni moom moo gënoon a fës ci xale yi ñu koy woowee El Hadji Malick Diallo moom nag bu ñuy xool sax moom moo organisé woon li ñu mel ndaxte moom moo ko soke woon yoon daal dina koy daan li nga xamante ni moom mooy ñaari atu kaso waaye benn weer la si daal di tëdd ñu naan ko sursis teg si nag amande boo xamante ne teg nañ ko ci ndodd li mu tolloog si 1 million daan gu ñu mel nag moom lañ teg tamit ci kaw ki nga xamante ni moom mooy Amadou Mokhtar Seye nga xamante ni moom mooy beneen élève bi moom tamit ñaari atu yàlla lañ ko daan benn bu muy tëdd ak 1 million pour ndàmpaay Thierry Lopez nga xamante ni moom moo leen ñetteeloon moom dafa mel ni gën na leen demin moom nag dañu kaa bàyyi boobu nag wéetu ci ndax ki nga xamante tamit moom mooy Ousseynou Konté nga xamante ni moom mooy réceptionniste bu fële ca résidence Zeyna ci Hann Maristes moom tamit relax la am ci fàttali sax moom la di Ousseynou nga xamante ni dafa musa taxaw bañ ni moom mbir mi yoonam nekku ci bañ nañ ko sax ba bés bi nga xamante ni ci la mbir mi xew boobu moom monté wuloon benn collègue am bu tudd Jémme moom moo nekkoon ci réception bi te it xaalis bi teguñu ko ci loxoom moom ba fi xale yi ñëwee ci la veille wan leen appartement leen def pare na ci waaye ki nga xamante ni moom mooy Johnny Hervé Gomis ñu gën nga xam suuru Thieno moom mooy étudiant bi nga xamante ni moom moo nekkoon réceptionniste ci appartement meublé bi nga xamante ni moom moo nekkoon cité kër góor gi moom nag daal di nañ koy daan ñaari weer yi nga xamante ni du ko tëdd waaye teg ci tamit amende bu toll ak ci 50 000 francs CFA. ci fàttali nag mbir mi nga xamante ni kii di El Hadji Malick Diallo moom ginnaaw ba mu jàkkaarloog juge bi ba nangu woon jëf ji nga xamante ni def na ko muy lan loué lii di appartement bi daal di organiser fête bi daal di tamit séq ak rapport ki nga xamante ni 16 ans la am maanaam at yu mu war a am pour mu majeur tollagu fa daal di nangu tamit film bi nga xamante ni def na ko si ñi nga xamante ni dañ leen doon gis te ñuy séq li nga xamante ni daanaka dara rafetu ci am sax xaritam bi nga xamante ni moom mooy Amadou Makhtar Seye daal di ko si jàppale ci lépp loolu moo waral nag ñoom ñaar ñu tolloo ay daan. njort naa ni ñu bari ñi ngi laajte ana xale mineurs yi nga xamante ni dañ leen tuddoon ci mbir mi xale yi fa la ñu nekk ndax boobu ba tey dégguñu leen ñu wax ci wala ñu gis leen. bu ñu fàttali ko chef d'inculpation yi nga xamante ni tegoon nañ ko ci ndodd xale yi association de malfaiteurs détournement de mineurs production et diffusion d'images pédopornographiques publiques incitation à la débauche violation de la loi sur le couvre-feu xale yooyu dañ leen a mujj bàyyi ndaxte dañ leen jàppee ni ay victimes lañu ndaxte sax bu ñuy xool ci biir chef d'inculpation yi yéen a ngi ci dégg ñu naan détournement de mineurs yooyu nag ñoom ñooy xale yi nga xamante ni ñoom ñoo amoon kenn ki 14 ans ak 16 ans ñoom nag yoon daf leen daal di bàyyi ñu dellu seen njaboot. loolu mbokk yi mooy li nga xamante ni moom lañ leen jëlaloon fële ci tribunal bu ndakaaru nga xamante ni mooy mbir bi nga xamante ni boobu ba léegi doon nañ leen ko toppal. dañuy ñëwaat ci beneen dossier bi nga xamante ni doon nañ leen ko toppal muy lan dossier bi nga xamante ni moom moo nekkoon dossier Rangou ak moromam yi nga xamante ni yoon daal dina leen téye boobu ba léegi nag mu nekkoon ajjuma lañ leen jàllale boobu ba tey nag ñi ngi def ay collecte d'information ngir rek mën leen jox xibaar yu wër te leer. kii di juge d'instruction bi nga xamante ni moom la ñuy wax juge d'instruction du 8e cabinet ginnaaw ba mu jëlee décision ne Rangou mi kat vendredi 5 juin bii ñu passé guddeeg gu njëkk mi ngi koy fanaan ni fële ca camp pénal bu Liberté 6 waaye nekkul woon Rangou kase am na xaritam bi nga xamante ne mi ngi wuyoo sur Aïssatou Ndiaye ñoom ñaar la ñuy jël daal di leen denc. waaye bu ñu fàttali ko xibaar yi nga xamante ni joxoon nañ leen ko
keroog bañ leen di jàpp nekkul woon ñoom ñaar kase la ñu jàppoon am na ci koo xamante ne mi ngi wuyoo turu Fatou Diouf am na ci koo xam ne mi ngi wuyoo turu Kiné Ndiaye am na ci koo xamante it mi ngi wuyoo Mame Fatou Diop ak Alima Sy am na yeneen tamit juróom-ñeent yi nga xamante ni ay góor la ñu woon ñoom ñëpp nag la waa division d'investigation criminelle ànd si nag ak waa division spéciale pour la lutte contre la cybercriminalité daal di leen jàpp ginnaaw ba ñu amee pexe ngir organiser benn lu ñu tuddee yendu party defee ko nag ca restaurant bi nga xamante ni moom la ñu tuddee Ngor Timis ñuy fàttali foofu nekkuloon ab auberge comme nu ko ñenn ñu bari relaté woon. moom nag kii di Fatoumata Bare ñu gën ko xam ci turu Rangu moom jëloon na avocat bi ñu tuddee maître Abdoul Aziz Djigo ndaxte kat délit yi nga xamante ni tegoon nañ ko ci ndodd li mooy lan association de malfaiteurs prostitution défaut de carnet sanitaire proxénétisme diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et violation de la loi de l'état d'urgence loolu nag si tënk mbokk yi mooy ki nga xamante ni da ngaa tëdd di jaay sa bopp si naka sulul noonu di wane ay mbir yoo xamante ne ay images yoo xamante ni wala ay vidéo yoo xamante ne dara tegg ne wu si li nga xamante ni ute naag sax suñu gëm-gëm ci mim réew si tënk di jaay sa bopp ci anam yu la neexee teg si it li nga xamante ni junjoon naa leen ko suñuy vidéo ba la passé ginnaaw ba ñu waxee nii dafa amoon benn site internet yaakaar naa ni ñu bari sax dañoo déggul woon li nga xamante ni wax naa ko lu ñu waxoon dafa ne lenn la dafa am benn loo xamante ne mi ngi tudd online fan benn site anglais la bi nga xamante ni dafa nekk ci internet bi daanaka ñu bari ñi nga xamante dañuy jaay seen bopp foofu la ñuy inscrire daal di fay ubbi seen compte def fa seen vidéo yu doy waar yoo xamante ni si la nit ñi war a mën a fay ngir rek war a mën a am accès si biir compte boobu Rangu nag lu nu mel moom la amoon. loolu nag li nga xamante ni moo ko yóbbu ci loxo police xibaar yi nga xamante ni jot nañ ko ci ginnaaw bi yéen a ngi fàttali ko fan yële Rangu waxoon ne dañoo sàccoon lii di téléphone am maanaam dañ ko këfoon ci moom ginnaaw bi nag ci la am téléphone bu bees te léegi xam ngeen ni boo dugalee sa email da ngay amaat sa données yëpp da nga koy récupérer waat téléphone boobu nag moom la police daal di teg loxo gis si image yoo xamante ni yu doy waar la yoo xamante ni dafay confirmer lépp lu ñu doon am xel ñaar ci gune gile moom ak ñu mu àndal ndax ay mbir yu bon loo xamante ni rek yaakaar nga ko te xalaat nag fu mu gën a bonee rek police daal di koy fekk ci biir téléphone gune gile. kii di xaritam bi nga xamante ni moom mooy wuyoo si turu Aïssatou Ndiaye lu tubaab bi naan qui se ressemble s'assemble moom nag ki nga xamante ni la jël comme avocat di maître Mamadou Gueye moom tamit lu ñu koy toppee mooy daanaka moom xaritam bi ñoo yemi àtte waaye nag moom ay mbiram lu ci bees mooy dañ si boole lu ñu naan blanchiment de capitaux moom tamit lu ko gën a dugal ni rubba ba policiers yi nga xamante ni ñoo ko jàppoon ba ñu duggee si galerie téléphone am lu ñu fa gis moom nañu si dégg doy ay mbir yi graw loo xam ne sax moom nettali ko sax boo paree jàppi julliwaat ñaari rakk ngay def jéggaluwaat suñu borom ndax foo ko natt ci mbon rek weesu na ko loolu sax bokk na ci li nga xamante ni juge bi jël na ko ne kat yéen ñaar ñii jëm leen ngeen xaarandi ma fële nga xamante ni moom mooy camp pénal ba ma jug seeni mbir. ñeneen ñi nga xamante ni tuddoon naa leen sànq muy kii di Fatou Diouf ak Kiné Ndiaye Mame Fatou Diop ak Alima Sy ñoom nag ku ñu naan maître Omar Sène moom moo leen doon taxawu charge yi nga xamante ni daal dinañ koy teg seen los mooy ginnaaw ba ñu nekk ay invité ci yenn party bi nga xamante ni kii di Aïssatou Ndiaye ak kii di Fatoumata Bari di Rangu ñoom ñoo ko organisé woon ñoom ñooñu nag ñoo ngi leen di toppee lii di association de malfaiteurs ak tamit violation sur la loi de l'état d'urgence. si fàttaliku ko rek le 27 mai bi nga xamante ni moom la ñu passé fële ca restaurant bi nga xamante ni moom la ñu tuddee Ngor Timis Rangu fa la organisé woon ak xaritam yi li nga xamante ni moom la ñu tuddee yendu party ginnaaw ba policiers yi jotee information bu nu mel ñu fexe ba jëm leen a infiltrer jiitu leen sax ci bërëb ba toog di leen localiser di compter ñaata nit ñoo fa ñëw ba kere nga xamante ni fii la mbooloo bi nga xamante ni moom la ñu yaakaaroon ni moo fa waroon teew ba ñëpp mat ñu leen daal di jëpp juuf daal di leen yóbbu kii di borom restaurant bi nga xamante ni mi ngi wuyoo si turu Adama Sow ñu gën ko xam si turu Boris moom tamit dafa am li ñuy naan contrôle judiciaire si fàttali ba tey ndax bu ñuy xool police dañoo amoon loo xamante ni daf leen naqari woon mi nga xamante ni Rangu organisé woon ko bu njëkk muy soirée privée bi nga xamante ni lëmbee woon na réew mi bari woon na tamit coow ndaxte kat naka la ñu war a mënoon sàggane ba li nga xamante ni dafay xew si mim réew muy soirée privée boo xamante ni entrée 200 000 francs la woon CFA police amuñu woon benn contrôle ci mbir moomu dem ba mbir boobu rek ci leen ba ñu pare nag ay regret lañ ci am moo taxoon nag fii la ñu commencé teg Rangu bët fexe ba dugg ci compte bi nga xamante ni moom la am fële ci OnlyFans jéem a rek télécharger li nga xamante ni lépp luy vidéo ñaawteef bi nga xamante ni gune gi defoon na ko fa jëm ko télécharger tee ko pour preuve à l'appui di ko xaar nag loxo ci poche. mbokk yi loolu mooy fin épisode gune yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fële ca Maris ak fële ci cité kër góor gi ak tamit coow li nga xamante ni moo lëmboon kii di Rangu ak mbooloo gu mu àndal toppaloon nañ leen ko fi nu ñu leen ko waxee woon defee nañu ko nu ñu mel boobu commencement ba fu mu toll nii ba fu mu jeexalee topp nañ leen fi dara ump leen ci ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant
si ànd bi ngeen xamante ni ànd ngeen ko ak suñu chaîne bii di Sénégal Actu TV. dafa fekk ni rek ku ñeme dañu laa dee te yéen a ñu dee ba ñu ñeme mbokk yi ba ñu commencé liggéey bi ëpp na fukki at ñu ngi si internet bi bu ngeen jëlee seen moteur de recherche ngeen tapé seen YouTube ngeen bind chronique de Seydina Seck yaakaar naa ni def nañ ci lu ëpp 300 wala 500 chroniques yëpp mi ngi si internet bi donc ñun nekkuñu fi di jéem a toppandoor ma Samba wala ma Demba suñu gëm-gëm la ñu am suñu forme de xeex aussi la ñu am suñu manière aussi de véhiculer information bi ba askan wi mu gën a yomb déggin bi si ñoom ndaxte dañuy sóoraale ay partis sénégalais yi nga xam dañoo nekk si diaspora bi te nekk partout dans le monde ndax bari woon na si ñoom ñuy daan interpeller ngir nu ñu leen gën a war a mën a woyofalee information bi ba mu gën a yomboon dégg si nopp ñu defal leen ko loolu tamit bokk na ci mission bi nga xamante ni tax na ñu dugg ci lu ñu mel te nag ñu bari ñu ñi ci gërëm di ñu sant ñu si mel ni waa Italie dama leen di bàyyi xel bu baax a baax waa Espagne dama leen di bàyyi xel bu baax a baax waa Brésil ba ci sax waa États-Unis dara soxaluñu lu dul li nga xamante ni moom mooy Sénégal boobu nga xamante ni askanam dañoo dëkk si di leen nax dañoo dëkk si di leen noot ñun nag suñu xeex mooy naka la ñu war a mën a def ba conscientiser leen naka la ñu war a mën a def ba di leen dégtal xibaar bi nga xamante ni ak si beneen forme ba tax na bu ngeen demee YouTube ngeen tapé les chroniques de Seydina Seck di ngeen gis lépp loo xamante ni doon nañu koy def ëpp na 10 ans boobu ba tey ñi ngi xeex ñu ñuy xam aussi ñu ngi ñuy xam aussi xam nañu forme xeex bi lañ mus a xeexee wala sax bu ko gën a tàng donc ñun nekkuñu fii di toppandoor ma Samba wala ma Demba suñu bopp la ñu gëm suñu forme de xeex aussi la ñu gëm te képp ku ñëw di ñu si jàppale tamit dañu si sant yàlla bu baax a baax man wax naa ko encore une fois amul thème boo xamante ni traité wu ma ko ci Sénégal te ñun ñëpp rek lu ñu tax a jóg mooy li nga xamante ni moom mooy njariñu Sénégal lu ñu naan nag ku bëgg foofa naan ak ku bëgg ku lay wettali tëjal buntu bi waru leen a boole donc ñun nañu mën a booloo nekk benn xeexandoor ngir njariñu Sénégal loolu rek moo ñu soxal leneen soxaluñu encore une fois bu ngeen jëlee seen moteur de recherche muy Google wala YouTube ngeen dem ngeen xool chronique de Seydina Seck di ngeen xam ni Seydina Seck du tey la commencé di xeex du it démb du it bërki démb sama xeex jiitu na sax falu Macky Sall donc ci loolu lañ mus a nekk ci ligne boobu lañ mus a sax ci luñ daan xeex 2011 moom la ñuy xeex tey ci 2020 ñun loolu la ñu gëm ndax loolu mooy Sénégal mbokk yi loolu laal bëggoon a leeral rek parce que lu tax ma wax ko ñu bari nañ ma ci interpellé naan ma ndax yaa nekk ci ginnaaw telle chaîne wala telle chaîne ndax da ngeen a nduróo ni ngeen waxee wala da ngeen a nduróo ni ngeen di jëfee yaakaar naa nag montre yu baax yëpp ñoo bokk heure loolu daal laa ciy tontu. et sama voix aussi man changé wu ma ko nii laay waxee bu ngeen demee ngeen xool sama chronique yi yàgg ya yi nga xam def naa ko 2011 2014 2013 ba 2020 aussi yaakaar naa ni baat bi changé wu ma ci lenn jël leen seen moteur de recherche ngeen dem ngeen bind Seydina Seck rek si Google wala YouTube ngeen xool li nga xamante ni moom la ñu liggéey ndax am na différence ak li nga xamante ni moom la ñuy def tey jii mbokk yi ma leen gërëm bu baax di leen sant di leen wax aussi ngeen continuer di abonné si suñu chaîne YouTube di ba si cloche ndax vidéo yi di ñëw ngeen bokk si ñu koy njëkk a jot ndaxte am na loo xamante ne lu bari lu ñu leen dencal loo xamante ne ginnaaw ba clore nañ épisode bi am na luy ñëw te mooy dàq te mooy ëpp njariñ tamit jërë ngeen jëf. La chaîne qui rapproche de la réalité.